aywa Kader ñu ngi lay siyaare di baalu ak mbokk àdduna yi di baalu ak mbokk sénégalais di leen baal si tabaski bu ñu jógee démb tey di laan demi tabaski bi ñu ngi baalu ñëpp ak di ñaan ñëpp nañu baal ak képp kuñ mos a tooñ rek di la bëggee Kader bu baax a baax di bëggee Xaadim sama doom yaay Xaadim Cissé maa ngi koy siyaare baax a baax tey ñoo ànd ñëw fii si tournage bi di ko siyaare baax a baax tey ñu ngi fii Maris seet si fi ndaanaal seet si fi koo xamante ni jeune promoteur waaye rent Dakar lañ koy wax mu tudd Alain ànd ak Djigo ak Pape Sarr fas yéene ñëw arène nationale le 25 juillet jaratu ko dimanche bii di ñëw la si ay affiche su grand combat yu neex mu nekk jeune dinañ waxtaan ak moom am lan moo ko motivé ba mu jógee Europe ñëw Sénégal doomu Sénégal la nekkoon Europe di daan dooleem ban ambition la am ak ban gis-gis la am ba dugg si lamb ba taxawal ay combat ak lamb coono ji si nekk ak lamb nu mu méttee mu ñëw andil ñu 6 grands combat yu neex yu mucc ayib barki démb ak Ndiaye seetaan ngeen signature bi fële si arène nationale tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom Kader suñu xarit la suñu doom yaay la ñu dugg si biir waaye rent Dakar mu mel ni dañuy yëngu si ay xeetum oto yooyu de. aywa Kader comme ni ma leen ko waxee sànq si présentation bi rek ñu ngi am mbégte di amar kontaan te toog ak suñu grand toog ak suñu xarit ñu gën koo xam si Alain waaye rent Dakar noonu la nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla dañuy am cofeel pour ñëw toog ak moom du ma ne nag c'est la première fois seen internet ñëw fi mais xam naa ne daal bokk naa si ñu fi njëkk a ñëw tamit si lu ma jàpp nar a yaatal ak moom si bisam bu mu jéem muy le 25 juillet ñëw na ba pare jaratu ñaan le 25 nañ ne dimanche bi di ñëw mu tëgg fii ay affiches yi am solo affiches yoo xamante ne adduna bi yëpp moom la ñuy coow mais bu ngeen gisee ni ngeen xamante ne distance bi la comme nu ko gars yi waxee troisième vague bi dafa ñëwaat mais nañ gën a moytu ñu gën a moytu fas yéene waxtaan ak moom si le 25 bi mais dinañ waxtaan ak moom tamit lan moo ko motivé ba mu dugg si mbirum promoteur parce que gis nañ promoteur coono yi si nekk dañ ko laaj ba xam ndax amateur la woon wala du doon dund lamb wala dafa amoon benn kuréel gu mu nekk doon yëngu si ay lamb jékki-jékki mu ne day demal boppam wala lu waral loolu Alain maa ngi lay siyaar. Siteu ziar naa la di nuyu ñëpp internet yëpp di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp di leen wax bienvenue quoi. comme ni ma ko waxee sànq c'est la première fois man ma gis la si nga toog si média amoon na wala man la. non mosoon na am ak sëriñ bu yees Dakar mosoon na am si yaay ñaareel bi. kon ni ma ko waxee nga jub si bis boo xamante ni waaye diaspora bi adduna bi yëpp ñu ngi koy bàyyi xel muy la 25 juillet mën na ñoo xam pour gars yi seetaan Alain la moo ko motivé ba mu nekk promoteur. non bëgg-bëgg la woon rek bëgg-bëgg ak sama xarit Jumbo ak Pape Sarr ñu toog rek waxtaan après am ci bëgg-bëgg bi après dugg ci mu nekk expérience de la vie bu bees rek comme ni ñuy wax chaque jour moom loo jéemul mënoo xam nu mu mel loolu kese la quoi en fait. loo jéemul mënoo xam nu mel loolu kese la dafa am foo doon chiffrer lambo wala Sénégal nga ko doon chiffrer wala ba nga nekkee France Europe comme ni ko gars yi di waxee di daan sa doole avant nga fay dem doon nga dund lamb ji wala foofu nga la lamb dabee nga koy dund. non lamb moom xam nga boo duggee këru séeréer moom lamb ci la bokk ñun lamb moom dañ ko mës a dund mës ko seetaan ba nga xam ne du ma ne amul lu ñu ci jaaxalu de mais li ñu ci jaaxal bëriwul waaw lamb moom dafa yàgg ci kër gi waaw ñun ñëpp nag comme doomu sénégalais yëpp bëgg lamb rek waaw. bëgg làmb rek moo tax ngeen def benn kuréel yéen ñetti personnes comme ni mu ko waxee Djigo Alain ak Pape Sarr ngeen am idée ne dañuy tëgg làmb kan moo toog ba xalaat loolu si yéen ne nañ dugg def benn kuréel ñu dugg si làmb ji. non maag Jumbo ñoo ci doon waxtaan après comme man Pape Sarr xamoon naa ko bu yàgg après ñu dolli ko ci wax ji daal dolli ko ci waxtaan ji waaw comme moom it xaw na yàgg ci làmb ñun ñëpp ñu bokk defandoo ko daal noonu la demee. ba nga duggee si làmb ak léegi ba nga commencé joxe avance mu mel ni bi mooy sa première journée boo jéem muy la 25 bi. waaw bi mooy première journée bi avance nag ñu ngi koy joxe ci première vague bi parce que mobile ak Bour Sine lañ njëkkoon jox avance te loolu mu ngi fekkoon foog naa semaine bi corona bi commencé première semaine bi waaw mooy def na attaque lu teg daal. attaque genn wàll presque. avant tout ba nga demee ba ngeen dagg seen licence pour fas yéene tëgg ay combat dañoo gis promoteur dafa bëri ay kuréel ñi naan kuréel gii ñi naan kuréel gële amul ñu la doon poussé pour nga bokk ci génn kuréel wala.
non nit ñi mos nañ ñu ko laaj mais ñun loolu intéressé wu ñu woon parce que man jàpp naa ne soxlawul forcément nekk ci benn kuréel da ngay ñëw pour def li ngay def après nga nekk ci sa liggéey rek mais pas bokk ay kuréel gisuma sens bi quoi intérêt bi surtout que déjà am na ñaari kuréel mooy forcément y a un problème quelque part léegi comme ni ñuy wax da ngay ñëw rek nekk ci jàmm ak ñëpp nekk noonu aligné mais kuréel moom bokkuñu ci quoi voilà. beneen question bi mooy nekk France di jaabante diggante mook Sénégal tëgg fi événement loolu métti na wala métti non parce que am na ñu la fi nekkal Jumbo c'est vrai moom it France la nekkoon mais depuis événement bi commencé bi ñu joxe avancé lépp mu ngi fi woon kon Pape Sarr tamit mu ngi fi kon benn la quoi dañuy waxtaan léegi waxtaan diggante France ak Sénégal yomb na ak moyen de communication yu bëri waaw. waaw loolu tax dañuy waxtaan loolu garaawul de loolu moom méttiwul daal méttiwul du moment où ñu ngi tolloo longueur d'onde rek xam li ñu bëgg lu ñu munti def balaa ñu jël décision bi ñu ngi ciy waxtaan quoi voilà noonu la demee. comme ni nga ko waxee Bour Sine ak mobile première vague bi la avance bi déclaré woon kon déjà lii combat def na 1 an ak demi boo xoolee parce que affaire yi ëpp mën na 1 an ñu ngi ci 1 an ak demi kon ni mu ko waxee coono bi si diggante mook mbëri Alain jàppal bàyyil corona bi ñëw na nii nële amoo si benn problème ak mbëri. non amuñ si problème ak mbër de ñoom compréhensif nañu ñu nit on était compréhensif ci yenn affaires yi c'est sûr am na si ñoo xam ne amoon nañu yenn soxlo gérer nañ kook ñoom après mooy loolu après corona bi kenn mënu si dara ñun ñëpp si bokk yem parce que bi ñuy joxe avance yi yaakaaruñu woon ne dina yàgge nii comme du ci kenn dafa doon loo xam ne dafa ñëw cas de force majeure te dañ ko jéem a gérer noonu quoi parce que loolu moo gën a waral sax parce que ñun bi ñuy uti date bu dul woon date bi dañ doon dem date bu gën a sori mais looloo gën a waral ñu jël date bi pour tëgg ko comme ça teel leen libéré quoi. date bi dinañ si ñëw moom it ñu gën cee yaatal mais bala ñu ñëw si date bi dañuy ñëw si affiche yi ñu gis affiche yoo xamante ni yëpp grand combat la bañ nañ ko ba yeneen 5-4 combats yi sax nekk na combat yoo xam ne combat amateur lañ nekk na combat yoo xamante ne àdduna bi dañ leen di bàyyi xel tey ngeen tëgg ñëw boole 5 ak 6 grand combat loolu nekkutoon coono benn démarché combat yi di ko taxawal di tëgg di taxawal grand combat di teg di taxawal di teg ba mat 5 amatoon ay réglages yu mbëri kii naan kii du ma bëreel kii naan kii du ma bëreel kële parce que dañuy gis siifa mbëri ñaareel boo taxawalee combat diw dañ naan diw maa ko raw si làmb du ma bëreel spécial du ma ko bëreel est-ce que loolu dal na leen. loolu problème boobu am na fi après combat yi ñun bi ñu ñëw am nañu idée wu lan la ñu bëgg a tëgg dañu ñëw am tànn ay mbër ne léegi dañ leen di utali adversaire bëgguñu woon ñëw mbër di ñuy imposer kii laay bëreel wala keel ay bëreel am na si ñoo xam ne nag dañu ne koo andi rek baax na loolu la quoi après c'est sûr kii duma ko bëreel spécial kële loolu moom mënul ñàkk ci làmb ji mais ay waxtaan la rek noonu la demee quoi. mais amoon na si daal ay problème kii duma ko bëreel kii duma ko bëreel kële. waaw loolu mënul ñàkk. ba ngeen di ñëw ba nga toogee juwoo yan mbër ngeen tegoon ci table bi ne leen utili adversaire est-ce que mën nañoo xam kan ak kan ngeen tegoon ci table bi pour utili leen adversaire. ñun bi ñu ñëw dañu ñëw ne dañu xool ñi mbër yi nga xam ne bokk nañ ci làmb te jafe nañu utal adversaire nañu utali ñooñu adversaire. muy ñan ak ñan. ci nekkuréel la ñu commencé après Kool bu Zap Kalmundur waaw ñoom lañ njëkk a déggool daal ci kàddu ñu ne ñu uti leen boo leen amee rek. ñoom ñu bëre ñoom imposé wu ñu choix wu adversaire ak yooyu ndax bëre rek la ñu bëggoon quoi. parce que jàppoon ngeen ne mooy mbër yi gën a naq di amal adversaire léegi pour ngeen teg leen si table par dama utile leen adversaire démarché yi métti woon na wala méttiwul wala yeneen mbër yi ndax soit Kool bu Sap dugutoon soit am dugutoon Pape Thiam da ngeen a làmbatu ba dal ci Pape Thiam wala da ngeen a woo Pape Thiam direct ne ko réel la da ngeen a woo Marley direct wala da ngeen a am ñeneen ñu ko bëggoon a booleel Kalmu Ndour da ngeen a am ñeneen ñu ko bëggoon a booleel wala moom c'est la même chose. waaw non Pape Thiam Kool du Pape Thiam lañ ko doon wutal dañ ko wutal ñeneen bi ñu yegg si ba ci Pape Thiam bëgg ko mun nañu amul problème mais à la base ñeneen lañ ko doon wutal nekkuréel wut nañu presque 12 wala 13 adversaires kenn bëgg ko. ay adversaires yu nekkuréel 12 ba 13. waaw
waaye kenn bëgguloon ba mujj gi ci lañ ko booleeg Marley ñu sante ko yàlla nag de parce que su ma xoolee tey ña doon bañ su ma xoolee tey fi ñu toogee nii li mam ab Marley moo ma gënal waaw Calme Ndour pare utaloon nañ ko tamit ay adversaire yu bëri ñenn ñi ci ëpp bëgguñu woon ko waaw noonu la demee ba ñu am Eumeu Sène junior tamit mu gën li yëpp ñu ko doon utal li ñu am moo gën li yëpp bokkul sax parce que Eumeu Sène junior moom may chance Calme quoi warloon sax bëre Calme yu fekkee yàlla dëgg la bëgg Eumeu Sène junior warloon bëre Calme Eumeu Sène junior bi ñuy waxtaan ak moom pour 2e journée la woon mu bëreel ñu grand combat bi ñu gisee situation bi Covid beeg lépp ñu waxtaan ak moom ne ko mayal booy bi chance mu nangul ñu ko nag. bu ngeen ko wéy ne ko mayal booy bi chance amutoon ay bañantu yu ndaw parce que loolu dañ koo tàmm di ko seetlu si mbëri ay diw maa ko raw ak yooyu amoon na si ay tuuti jafe-jafe ci kala Eumeu Sène junior wala amutoon jafe-jafe. non forcément dina am jafe-jafe su fekkee par rapport ak entourage u mbër bi mais mbër bi nanguloon nañu ko quoi parce que yoo xam nga moom ni mu mel moom Baye Fall la mu nangul ñu ko nag nangu ko may chance parce que comme ni ñu wax làmb dafa am ñoo xam ne dañuy dundal làmb te nit ñooñu yenn saa yi duñ leen jox seen cër bi ñu leen war a jox ci làmb mënoon na bañ a bëri te naroon na am adversaire parce que après yeneen promoteur proposé nañ ko yeneen adversaire comme joxoon nañu kàddoom mu nekk nitu kàddu mu géré ko noonu la demee mais si suñu waxee dëgg rek yoon bu ko neexoon mu bañ combat boobu ba tëdd ci suuf du woon sax moroomam ci làmb voilà. ban combat moo fi gënoon nekk jafe-jafe pour utal ko adversaire ci combat yi bu nga xamante ni def nga ci ay quelques jours di ko lijjanti mu xaw a métti. non du ay jours kañ ay weer ne ko réel. jar naa yëg ay weer. waaw parce que ne ko réel biñ koy wutal adversaire boobu Bour Sine mobile taxawagul sax moom moo gën a métti parce que mbër yi bàyyi nañ ko xel daal te mbër moom buñ la bàyyi yenn bàyyi xel yi rek ñu amal la adversaire day jafe. waaw moom moo gën a métti moom parce que moom su ma juum est-ce que yegguñu 13 wala 14 adversaire quoi. ci biir mbër ku ñëpp di bañ. prix bi ngeen doon fay mbëri moo ndaw wala mbëri ñoo ko doon sóoraale. mosuñu am problème mu xaalis ak benn mbër waxaale problème xaalis mosuñu am boobu problème te mbër yi yëpp ñu démarché sax ñenn ñi du woon sax waxtaanu xaalis balaa waxtaanu adversaire bi rek bëgguñu woon voilà loolu la quoi. ba ngeen demee ba taxawal yenn combat yi amul ay promoteurs yu jaar ci suuf bëgg a yàq di wane ne ay gan ñeen fi wala ñu leen jéem a xeex ci yenn côté mbëri naan la bàyyil diw ma jox la diw parce que souvent dañ koy gis des fois promoteurs yi di ko jooytu dañ naa dama taxawal sama journée ba mu baax diw jaaree fa yàqal ma wala nangam ak nangam est-ce que gàllankoor dalu leen. waaw dal nañu lu bëri yoon mais loolu fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi de waaw loolu réalité la dal nañu lu bëri yoon mais loolu man damay jàpp ne xam nga àdduna nit ñi dañu bokkul nit ku ne fi mu jógeek niñ ko yareek mentalité bi mu am ak loolu yëpp dafa am solo am na loo xam ne am na ñoo xam ne xaalis jaral na leen lu nekk am ñoo xam ne xaalis jaralu leen lu nekk nit nag am na fi ñu lay yaree fi ngay juddoo fi ngay màggee ak lu ñu dugal sa bopp am na yoo xam ne doo ci nekk détail yoo xam doo ci nekk te doo ko def ki koy def nag da ngay jàpp ne bokku leen rek Sénégal dafa rëy torop de mais nit ñi bokkuñu de waaw ku nekk ak fi nga jógee niñ la yaree li nekk sa bopp ku si nekk li la jaral dara lenn daal loolu kese la foofu rek nga koy xoolee muy noonu mais loolu yàqkat yi moom bëri nañ fi noonu la. est-ce que loolu day doxal làmb promoteur bu ndaw jógee extérieur nekk doomu Sénégal ñëw pour tëgg ay événement ñëw pour dundal sport mu am biir réewam tey ñu ko njëkk ci langue gi war koo xalal yoon war koo taxaw tourné di ko xeex est-ce que loolu bu ëllëgee du ragal loo ñu ne bañ daw génn. waaw loolu ñi fi dugg yooyu dal leen ñu génnaat bëri na de nit ñi dañuy foog ne c'est parce que dañu daanu te boobu day fekk nit ki ñëw na sax daanuwul wala même bu daanuwee mais lim ci jànkonteel moo ko dul jaral mu jël xaalisam def ci leneen mu jeex tàkk mais comme ni ñuy wax làmb moom am na nit ñi mentalité buñ si am mënoo ko changer da ngay ñëw ak sa mentalité bopp li ngay liggéey di ko def nga def ko sa mentalité bopp bul ñëw rek nangu copier nit yi
ci mentalité bu baaxul bi ñenn ñi yor loolu kese la. doxalin bu promoteur yi am ñaareel seen biir yow boo taxawee di defaat jàngat am na ñoo xamante ni yaa ngi leen roy si luñ bëgg a def wala da nga ñëw pour jël sa yoonu bopp yow. non am na si ñoo xam ne forcément di nga bàyyi xel ci ñoom di nga bàyyi xel ci ñoom am na si ñoo xam ne nag suñuy wax sax doo jéem a déglu lu ñuy wax parce que fekk am nga sa idée arrêté déjà ci ñoom loolu mooy réalité dëkk bi mooy réalité àdduna bi sax dina am nit ñoo xam ne dinañu wax nga xam ne ñii li ñuy wax teguñoo ci yoon am nañu benn certaine éthique am na ñoo xam ne bu ñu waxee doo déglu sax li ñuy wax da ngay zappé parce que xam nga ne ñii amuñu éthique amuñu li ñuy wax daal nekkul ci ñoom waaw. am na si ñoo xamante ni ba nga yéegee ñu ne Alain ñëw na ay promoteur ñëw nañ ànd ak yow di la dooleel pour ànd ak yow jàppale la sa bis wala am na ñoo xamante ni ñu ngi lay woo téléphone naan la bu ma soñoon nga def lii nangam ak nangam am nga si xarit daal maanaam fu ma jéem si wax ji si promoteur yi fi nekk ñoo xamante ni ñu ngi lay taxawu di nga leen woo téléphone laaj leen seen idée. ñun boo xoolee tey objectivement depuis début bi Jamaïcain mu ngi ñun suñu xarit la tranquille quoi moom bu amee dara daf ñu koy wax ne ñu lii am na si ñeneen ñoo xam ne ci biir yoon bi seq ngeen jàmm comme Assane Ndiaye après mu ngi noonu après ku si ne mu ngi doxam quoi waaw loolu moo ci am solo. Kader loolu am na solo lu mu expliqué si jaar-jaaram ak ba mu dugg see le 25 ba mu daggee licence am nekk promoteur ñu si am ñu koy xelal ak jànkonte yu mu si gis te jàppoon ne làmb yooyu war na see bañ a ñàkk mais dañu dugg ba tey si bis bi le 25 ñu gis si keroog barki Demba Ndiaye benn signature boo xamante ne raar na lu muy am signature bi ñu ko def diggante parce que boo xoolee 11h ngeen joxe woon rendez-vous mbëri commencé ñëw diggante 2h signature bi jeex na amul xeex ñu indi fa sécurité bu dooy ñuy soloon tëni ak ñu solul tëni boo xoolee ñu solul tëni ñoo doon jàpp yenn boo yoo xamante ni ñu ngi doon xaw a salteel tey mu nekk initiative boo xamante ni groupe WhatsApp ak Instagram yëpp moom la ñuy waxtaanee waaye ren de Dakar dañoo ñëw def fi loo xamante ni maanaam amuñu woon yaakaar na ñoom promoteurs yi yàgg yi fi nekk sax dinañ xalaat lool yéen ngi ñëw xalaat lool lan moo waral signature suba gi Alain. waaw parce que dañu seetlu ne signature yëpp fi mujj am mu ngi doon laal côté guddi bi timis jëm guddi te yëpp gis nañu nu mu mujj tey au jour d'aujourd'hui man ñu xam ne daal tey làmb sécurité la àndal bu doy ñu andi agent de sécurité yu doy policier yu doy mu am si ay policier civil ñu sol tenue ak lépp ñu def ko bëccëg te gis nañu ne amoon nañu raison non seulement def nañ ko bëccëg def ko arène nationale ba pare amu fa xeex amu fa agression amu fa dara léegi tey loolu nit ñi fa lañu war a comprendre ne lépp lu am suñu réfléchir rek dinañu am solution boo xam ne kenn du ci mer maanaam tey def nañu signature bi bëccëg fàttale ko moom bu mu amee ku fi mës a def signature ay 11h ci bëccëg andi nañu sécurité bu doy gis nañu ay supporteru mbër yu ñu jàpp ak lépp ñi ñëw sax nañu waaw wax leen ak commissaire bi tout ça ma ne li ma leen tontu clair commissaire bi du leen téye dina leen bàyyi mais dina tax jouru combat bi ñu xam ne fii ku fi def naka sa dul noonu dinañ la yóbbu loolu la rek. ñaata semaine ngeen indi woon jouru signature. su ma jumul 80 wala 100. waaw genre yooyu ci combat bi ñu fas yéene double affaire bi rek. ñu gis ne ñaari combat bi dafay am PVV site internet duñ ko teg wala boobu buñ koy teg tamit si ay conditions lay nekk ñi ne day am PPV waaye extérieur bi di aalo ñu ne PPV dañoo gis ne ñaari plateau ñoo am bu dee benn bi nga ko yóbbu ñoom duñ jënd code bi est-ce que mën nañ ñoo leeralal foofu. non xam nga ñun ñi dëkk nekk extérieur man ci sama bopp am na ñoo xam ne bu ñu defatee pay-per-view man du ma ko jënd. muy ñaan. non bëgguma dugg ci kii man daal lenn laa xam pay-per-view bu dul seen affiche bu Lutte TV man bu ma ko bu dul moom man ci sama bopp personnellement du ma ko jënd parce que bële am na combat bu yàggul beneen plateforme pay-per-view moo ko def ñun ñi ñëpp jëndoon affiche yi dañ ñàkk suñu xaalis ñii jënd nañu 3 fois même code bi ñu dagg leen ko amuñu image amuñu dara affaire bi nag du question xeex kenn wala yu mel noonu non jàpp naa ne promoteur buy dem di liggéeyee kenn
na assuré wu ne nit ki mën na ko parce que tey immigré yi di jël seen xaalis di si jënd ay code yi du dox loolu dafay mel ni ñu ngi leen di sàcc loolu tax ñun loolu ci loolu on a été clair seen affiche Lutte TV la ñu liggéeyal kii amoon problème ñun liggéeyuñu ak ñoom ça veut dire tey kuy jënd suñu code na la leer ne suivi baa ngi ci biir di nga am image bi nga bëgg ñu bëgg ko ñu bañ ko seen affiche fi njëkk moo gën a mokkal affaire bi ñeneen ñi c'est pas question nit ñi duñu liggéey ak ñoom mais heure bu ñu mokkalee nit ñi liggéey ak ñoom parce que ba léegi immigré yi si perte seen xaalis dafa bëri xam naa si ñoo xam ne 5 fois lañ leen retiré ci seen carte bleue te loolu du yoon affaire bi loolu kese la léegi loo tax ñu dem ànd ak Lutte TV ak seen affiche am na pay-per-view pour Sénégal mooy 1000 francs la boo ko jëndee code boo nekkee Sénégal bëggoo dem stade wala nga nekk ci région yi mënoo dem stade nga jënd fa bu nga dugg seen affiche nga jënd code 1000 francs nga seetaan ko am na boo xam ne pour diaspora bi la ñun dañ ko wàññi 5,99 kenn mosu fi tëgg làmb def ko prix boobu parce que ñun ci suñ bopp ci diaspora bi la ñu dëkk xam nañu lu gars yi di daj xam nga ñu def ko nu mu gën a yomb ñu def ko 5,99 boobu pour diaspora bi la voilà. léegi PPV bi ku ko bëgg a jot ak jour bi ndax day yokk wala amul ay bu jour bi day gën a yéeg ak wala boo ko teelee jënd ak yooyu. non yëpp benn la ñu nekkuñu defuñu kii boobu lenn rek laay signaler gars yi moom nañu teel a jënd moo gën a wóor voilà parce que boo teelee jënd sa lépp nga installé am na affaire yu jiitu di nga mën a seetaan lépp ci waaw loolu la. message bi si wàllum site internet yi am nañ droit ñëw def ko direct wala amul benn site bu am droit ñëw def direct ku dul Lutte TV foofu tamit bëgg naa mu leer. non xam nga mënoo def pay-per-view ba pare def direct dañoo waxante dëgg parce que site internet bu def direct dinañ ko bloqué lu yàgg loolu moom réalité pay-per-view la parce que da ngay signé contrat ak waa seen affiche boo xam ne dañuy tere direct bi borom site internet nag suñu ay rakk la ñu bëri na si ñoo xam ne depuis début bi ñu ngi fi di ñu jàppale duñ leen tere ñu ñëw dinañ ñëw filmer affaire bi et tout ça mais ñoom dinañu mën def différer derrière voilà. mu mel ni si biir drapeau yi bala ñoo jeexale am na drapeau waa diaspora bi wala dafa mel ni dégg naa rima dafa am combat Pokola bébé guy gi drapeau diaspora la loolu tax tap seen gunge ñu ci parce que tap seen mu ngi liggéey ak diaspora bi loolu tax ñoom ñoo ñu fi gunge. tap seen mooy def envoi de trucs yi envoi d'argent boo yónnee xaalis fi ak yooyu yëpp. dara fan yii passé kay Kara borom Europe Italie envoyé na ma fi xaalis par Orange Money la ma ko joxee fët ma dem retiré ko. def nañu benn jeu concours sax buy permettre nga gagné ay pass ay code pour seetaan lamb bi tamit waaw. envoyé xaalis mu dalee ci 100 000 wala ci 200 000. loo munti yónnee na nga yónnee rek. après di nga bokk ci jeu concours bi nga xam ne nit ñi mën nañu gagner 100 code normalement tirage bi vendredi la war a nekk voilà. waaw. sponsor yi ñan ngeen àndal wala yéen leen àndaale ba ngeen ñëw. non ñun amuñu sponsor boo xam ne par exemple tey au jour d'aujourd'hui fii la nekk Tap 5 mu ngi Europe suñu beneen sponsor bi Top Transit Africa kooku bëgg naa gars yi bàyyi si xel bu baax di ci gestu surtout yeneen immigré yi tamit parce que ñoom ñooy def envoi de voiture conteneur ak lépp luy ñëw fii Top Transit Africa ñoom it dañu gunge noonu la ñu Rent DKR gunge we Codagel gunge ñu tamit voilà mais Top Transit Africa bëgg naa gars yi jàpp si bu baax tamit parce que ay jeunes la ñu nekk tamit France di boo amee oto booy andi fii ñu andil la ko boo amee conteneur bi ñëw fii ñu andil la ko boo amee ay marchandises yu ñëw fii ñu andil la ko Top Transit Africa la tudd voilà te ay jeunes la ñu booyu jàmbaar dañ leen seeti ñu ñëw gunge ñu bu baax sax moo tax jar nañu gërëm quoi waaw sponsor nag Sénégal moom am na ñu si jotoon waxtaanal mais comme affaire bi waxtaan la rek am na ñoo xam ne am na lu ñu proposé mais ñun arrangé wu ñu woon. mooy sponsor yu bëri yi joxe ay 200 000 ak 300 000. non question yenn saa yi du question sax montant bi mais gis nga loo joxe rek dafay fekk daa am li nga ci bëgg mais mënoo ñëw joxe tuuti bëgg lu bari te
jàpp naa ne li mën a defar làmb bi mooy fi ñu sponsor boo ko offriré marchandise daf la war a fay li tolloog marchandise bi mais léegi xam nga promoteurs yi moom ñu ci bëri dañ fi nekk lu ñu am jël li ñu am jël boobu nag moo tax sponsor amatul c'est tout man nag tolluma fi ci non baal tey benn sponsor bu ñëwee bëgg la proposer tuuti xaalis bëgg lu bari am na promoteur yu koy nangu seen choix la de ku si nekk moom yaa xam ne nga yor sa poche pour duggee ko marché man am loo xam ne pour man loolu defaral loolu liggéeyalul làmb quoi parce que du ñu nekk tamit otage u sponsor yi ñu ñuy proposer lu leen neex ñu koy nangu de non. aywa Kader ndeysaan waxtaan bi am na solo mais di bëggee waat sama gars yi Def Live borom lamb Diaspora maa ngi koy siyaare bu baax a baax moom it ndaanaan la day def ay direct yu am solo ay ñoom tumaane waaye tab seen dima maa ngi la fay suivre Instagram bi di bëggee gars yi ñu topp ci Instagram bi site internet bi Le Monde en Dakar di leen ñaax nañ daw rek gën a abonné gën a toog xaar ñu parce que ay ndaw leen te ñu ngi ci terrain bi jaral nañu di bëggee waat gars yi di la wax kàddu yu mujj yi rek. waaw di jox ñëpp rendez-vous le 25 xamal gars yi bu ñu fàtte masque yi. waaw ku ko fàtte doo dugg. bu ngeen may woon si masque bee passé bii yoon da ngay indiwaat tegaat ko foole bii gars yi dañuy jënd masque. non nag gars yi jënd moo gën parce que foog ñu tàmmal nit yi port du masque bi instant yi am na solo nit ñi ñu ngi fu caaxaan nag di foog ne feebar bi amul ak yooyu mais nañu jël mesures yi aar suñuy aarante suñu biir daal ñun ñëpp parce que voilà distance yi tout ça. te ñu bàyyi xel bu baax feebar bi parce que bu kon ne dinañ fi tëjaat làmb bi te dina métti ci waa monde làmb léegi bu ñu ñëwee comme ñun ñooy fi affaire bi gën a yéeg ñun ñoo ciy tëgg su ñu ñëwee gis ne monde làmb bi ñëw nañu supporter yi ñëpp seen masque jël te seen distance xam nga ak yooyu yëpp dina tax nguur gi subaak ci biir sax bu bëggoon tëj làmb bi jël exemple ci loolu ba xam ne ñii ils sont conscients ils sont responsables mën nañ leen wóolu nañ leen bàyyi ñu continuer seen liggéey voilà. sa waay mbokk Diaspora nag. non lamb bi ñun xam nga ren DKR Diaspora bi la waaw ñun moom ren DKR parce que xam nga lu bëri nit ñi duñ ko bàyyi xel mooy gis nga lépp lu jëm ci suñu lamb ci live yi la commencé live lu TV yeeg Dev Lamb Diaspora tout ça tu vois. ñun ñëpp ñu nekk benn famille dañuy wootante di waxtaan chaque jour te mosuñu gisante parce que ku si ne mu ngi ci beneen dëkk mën nga si lim ñu bëri Toldo Tony def yu nit xam nga gars yu bëri ñoom xam nañu maam libaas tout ça tu vois léegi foofu la lu bëri créé wu affaire bi du ñu doon wéttali ñu def lu bëri ba nga xam ne lii nii pour waa diaspora bi la waa live bi gars yi ñoom xam nañu ñun xam nga loolu la dañuy conseillante suñu biir di jàppalante xam nga bokkandoo lépp mu ngi noonu. noonu lay demee kàddu yi am na solo di remercier waat rek comme équipe moo fi àndal tey Khadim borom marché Thiaroye Saloum bi si cëri maa ngi koy bëgg bu baax a baax te dafa tëj place ak ne alfa mu ñëw xool si émission yi ni ñu koy defee am na solo Kader ndeysaanam lu mu wax am na solo. yéen waa Diaspora bi ngeen gën a bàyyi xel code bi ngeen daw njëkkante ko waaye tab seen lañ koy wax xam naa ne daal application bu am solo la waaw da ngay sangu toog sa biir saal sa war a envoyé nit xaalis Sénégal Tabaski bi ma xam naa si dara wax dëgg yàlla gars yi jàpp nañ ci bu baax a baax ñoom waa Diaspora bi te xamante wuñu fenn ñu si bëri gisante wuñu mais si groupe lamb bi lañ amee sama numéro ma amee seen numéro wallahi hasim ñu yëkkati seen xaalis di ma ko jox kon maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen ñaan tamit di leen ñaanal yàlla ñu dem ba dellusiwaat Sénégal investir fi lépp luñ bëgg a investir fii rek yàlla nañ ko fi am si barki yonent bi ak Tafa. Top Transit Afrique. yónnee guñ ma si oto yónnee guñ ma si moto moom. waaw mais foofu ngay commencé nga leen di publicité seen ay affaire di dox ma boole la ak ñoom ñu jàpp si ay borom baax lañu Top Transit Africa. Top Transit Africa Kader moom ay. Top Transit. Top Transit Africa. waaw comme Top Transit Africa yéen a ngi may dégg. man ma amee benn vélo sax baax na wala benn Jakarta ay moto yooyu noonu ku bëgg wàllum oto yooyu si conteneur yi si nga koy jaay ay Guinée Bissau ak Mali ak fépp mais am na sécurité bu baax a baax. non boobu amul caxaan nga tollu France di yónnee sa oto nga teg ko fa mu ñëw am na presque ci région yëpp France
nga am conteneur boo chargé ñu andil la ko nga am ay bagage yooyu yóbbu budul sax conteneur ñu andil la ko nga am ay scooter yooyu andi ñu andil la ko te loolu am na solo trop am na solo te ay jeunes lañu ñii juddoo fii ñële juddoo foofu mais ñëpp ay sénégalais ñu boole nekk benn di liggéey bu rafet bu sérieux quoi jar na bàyyi xel surtout pour côté oto yi cheruñu liñ lay andilee oto cherul liñ lay andilee bagage cherul tamit tu vois moo tax jar na góorgóorlu da ngay liggéey ak ñoom buñ ci gisee seen bopp xam naa ne yow doo ko rëccu ndax ñu baax lañu. kon Kader dinañ liggéey te Kader nga wax sa mag yi nekk Europe comme que sa papa da laa tere moto ba nga jaay sa moto ba dañ la yónnee oto maa ngi leen di bëggee Ndiaw Fall sama DG dama koo mere nag xam naa dinaa ko folli utiwaat keneen wala man ma dem feneen lii nag moo ko génnal Kader Ndiaw Fall dama la mere yow xam nga lu ma lay wax maa ngi siyaare gars yi di bëggee ñëpp wasalaam.